infodem.com. ñu bàyyi la nga nuyoog internet yi. Babacar maa ngi lay fay maa ngi lay ziar bu baax a baax di la nuyu di nuyu suñu mbokk internet yi encore infodem yi sama site di ziar ñëpp di ziar Sénégalais yëpp. di bëggee waa diaspora bi di présenté wu rek man la Abdou Karim Gueye ngeen gën ma xam ci Karim Xrum Xax ma nekk rappeur nekk activiste nekk membre mouvement Nitu Dëgg. léegi bu baax a baax. d'accord tey programme bu tey bi lan la ci côté rassemblement des et tout. waaw tey si vendredi bi moom aar la ñu bokk tey Guédiawaye la ñu woote aar la ñu bokk comme ni ko ñëpp xamee nga xam ne ñun ñëpp ci ne. tey Guédiawaye la ñuy def manifestation boo xamante ni ñu ngi koy defee ci ginnaaw stade Amadou Barry. standard bi nekk ci ginnaaw stade Amadou Barry. incha allah fa la ñuy daje ñun ñëpp war a waxtaanee comme ni ñu ko doon defee rek. ñu ko defee woon centenaire. noonu aussi dañ koy defee tey foofu noonu ci Guédiawaye. ci dajale Sénégalais yi. di ñaan Sénégalais yëpp ñu ñëw. ñu wax leen coowal pétrole bi ni mu demee. yokkaat encore leeral leen ni dañoo war a génn. leeral leen ni aussi dañu war a taxaw temm. ba keroog ñu ñuy jox suñu ñu moomal suñu bopp. li ñëpp bokk ñëpp jot ci. mais est-ce que Coupe d'Afrique bi du noyer un peu activités yi ngeen def ci aar lu ñu bokk parce que gis nañu ne bii passé nit ñi génn ñu ñëw ñu topp coowal kan bi. waaw xam nga Babacar du Coupe d'Afrique bi man je ne pense pas que ni Coupe d'Afrique bi la c'est-à-dire Sénégalais yi. ñoo dese informé ça dañu leen communication bi dafa des. moo tax gis nga bu léegi ñun tout le temps ñu def ay sorties. gis nga ngeen ñëw di ci jàpp ñuy def ay live parce que Sénégalais yi ñoo desee comprendre en fait ça li xew dëgg la Sénégalais yi xamuñu ko. ñi ko comprendre waa diaspora bi la te alhamdulilah gis nga ñoom ni ñuy defee. ñu ngi manifester buntu Total France ñu ngi dem Maison Blanche di fa manifester États-Unis ñu ngi dem ay Londres yaa ngi gis Canada ñëpp ngi manifester foofu ñoom xam nañ. mais Sénégalais yi naam am nañu xam mais ñi xamul moo ëpp. mais Sénégal aussi manifestation yi mu ngi yokk gis nañu léegi Diourbel day am. Saint-Louis day am. Touba Mbacké. gars yi dafa mel ni ñu ngi góorgóorlu léegi quoi. ñu ngi koy def d'accord mais xam nga dafa am lu ma doon wax ci wàllu Diourbel ay Touba. manifestation yi Thiès. ñëpp war nañu def. dëgg la mais dafa am lu am solo wax il faut Sénégalais xam ko. c'est-à-dire li am Dakar. déranger bu mën a déranger état. ni mu mënee maanaam bu ñu def manifestation centenaire. li mu mën a déranger état. mënu ko déranger état ci budul capital bi. naam nag ñoom ñëpp war nañu manifester naam. ñoom ñëpp a ngi def. waa Tivaouane la ngi def waa Diourbel waa Ziguinchor ñëpp a ngi def. mais il faut ñu bàyyi xel bu baax a baax leen Babacar. xam nga mooy lan mooy Dakar centre ville. manifestation yi ni muy perturber état. mënu ko perturber feneen. boo doon def demande autorisation pour fu la neex feneen fu Tambacounda préfet yi mën nañu la autoriser 150 000 autorisation saa boo ko bëggee. mais soo koy def centenaire rek da ngay gis wala nga koy def biir Dakar ci centre ville da ngay gis day déranger état. parce que comme ñoom ñoo ñu dóor comme ñu ne ñeen war a sonal. donc at bi xam ne sonal nañu leen. football bi comme ni nga ko waxee Coupe d'Afrique bi. Coupe d'Afrique bi Sénégal dama koy xam ni jeunesse sénégalaise dañ leen war a yee waxuma yeewu wuñ leen. ñun ñëpp maanaam ñun ñëpp nag dañ ñu war a yee li ñu war a yeewee mooy nawetaan gis nga fii Wakam. waa Tëngéej la xaw ma. ñoo doon football ak waa Wakam yi. dem stade bi ñuy stade bi daan ci kaw jeunesse bi ñu bari dee ci nawetaan kese. man seetaan naa Jànkalaar ak fii Grand Dakar ak ñaari tali xaw ma ñuy xeex. di dóorante ay xeex. nawetaan comme nga gis ñu dóor nit xeex ba mu mel ni. yàggul Wakam ak stade de Mbour. yàggul yooyu laa lay wax ne Mbour wala Mbour laa bëggoon wax. nga gis encore nga gis bu dee football la xoolal football Sénégal bi tey. nit yi ni xale yi def. c'est-à-dire loolu dañu yaree am po. tënkuñu ci po télé yi ci po lañ yem. comprendre nga. léegi yooyu yëpp nag moo tax ba ñun jeunes Sénégalais jàpp nañu suñu patriotisme ci po rek la war a yem si ginnaaw bal ci ginnaaw te. ginnaaw làmb aluminium yoo xam ne ay làmb nga gis ay ñaari mbër yu bëre ñaari fan si xeex ci ba jamante tëdd ci hôpital yi te yooyu te pourtant dañuy gëm mbër bi. gëm boobu ñu gëm football bi gëm ko mbër bi gëm ko nawetaan mais dañ ko war a gëm suñu Sénégal bi nga xam ne moo ëpp njëriñ loolu noonu football bi. football bi nag waxuñu baaxul football affaire jeune la. am na ko yàlla doxal yàlla Sénégal gagné coupe bi. mais Sénégal yi nañ delloo si waat xale yi si jeunesse bi ñu daqaafuwaat leen. pour leeral leen ñu xam naka lañu war a taxawee suñu réew bi nga xam ne mooy suñu pétrole bi ñu jàpp dóor ko. ñu dara perte depuis des milliers d'années daanaka ay centaines d'années suñu politique ñu ngi ñuy nax di sàcc suñu pétrole di sàcc suñu ressource minière di sàcc suñu alal boo xam ne ñoo ko moom te du mujj fenn. cette fois nag yàlla dimbali ñu ba ëpp ñu international teg ñu bët kon jot nañu Sénégalais ñu génn massivement mën ko lijjanti loolu yaakaar naa mooy ci lañ war a focus. ci loolu lañ war a focus. d'accord ñu gis ne lu musul xew na Sénégal. muy loo xam ne vraiment ñëpp Sénégal gépp ñu ngi koy rafetlu. muy depuis 1960 ba léegi si amul benn rapport président boo xam ne. woolu nañ la police wala gendarmerie ngir woolu la maanaam yoon woolu na la ngir entendre kii di Aliou Sall ñu woolu ko presque lu tolloog 10 heures de temps te mu doon rapport président de la République loolu c'est à saluer n'est-ce pas.
waaye mais yow mais attends Babacar depuis 1960 ban rakku président wala doomam nga gis ñu ne dafa détourné lu toll 6 000 milliards ñu ne dafa signé ay contrat magam bu ko signé ay contrat pour mu yóbbu xam nga affaire du pétrole bi. Saint-Louis offshore. loolu mu ëpp doole ci li ñu am ci pétrole yëpp. Saint-Louis offshore waxuma sax Kayar bi mais Saint-Louis rek bi. 5 000 milliards de pieds cubes la. Sénégal mën na ko utiliser 270 ans. loolu lañ jël signé ko loolu la Macky Sall signé rakam ak Franck Timis. est-ce que mos ko dégg dans l'histoire du Sénégal. Karim Wade loolu lañ ko jiñoo 6 000 milliards signé ay contrat pétrole yoo xam ne peut être Abdoulaye moo ko signé woon jox ko Karim Wade. Abdou Diouf da nga déggoon doomam def na loolu. war rakam mais ku def ku mu doon yow di yow ku mu doon yow di olof di wax donc lii bu ñu ko tàccu di ko applaudir c'est-à-dire lii pour man mascarade la rek mascarade la parce que ñun li ñu soxla xam nañu justice sénégalaise moo koy def mais on a compris gis nga Alioune Sall dem dajale ay nitam ay quelques nit jox leen ku nekk 10 000 francs 50 personnes. ñu taxaw xaal ko ci bunt bi mu génn nit ñi di ko tàccu di ko yuuxu naan ko mooy Alioune loolu mooy Sénégal moo tax nee naa politicien sénégalais duñu mës a respecter Sénégalais suñu homme politique duñu respecter mu parce que gëm nañu ñoom bu ñu sàccee àllu réew mi bu ñu ko joxee askan dañuy toppaat ci ñoom di daw. fekk Sénégalais yi amuñu dignité ngor ak jom di wan di xool lu lewul di xool na di séexlu nit ndax alal ñu koy amee. di moytu yenn affaire fekk moom Sénégalais yi loolu nekk bu ci ñoom Sénégal mënagul defal loolu lu am solo mais bi mu duggee dig génn na def 10 heures de temps du lu ndaw quoi. nee na lépp waaw nee na lépp lu mu waroon wax na ko foofu noonu amul daal lu muy confier askan wi. waaw mais moom Sénégalais bi ñu ko jiiñee kenn waxul bi ko BBC jiiñee rek Sénégal la Macky Sall di soog a jóg te affaire bi du Alioune Sall. Alioune Sall peut-être noonu rek wax naa ko chaque fois ma expliqué ko ne leen Macky Sall moom moo signé contrat yi jël ñaari bloqué jox ko rakam ak Franck Timis. d'accord décret d'approbation yi loolu Macky Sall moo ko signé c'est-à-dire Sénégalais bu ñu leen nax ci loolu quoi. na Sénégalais yi xam ni Macky Sall ñu ngi yëg ci pouvoir bi le avril mois d'avril. 2012 mois d'avril 2012. mais le 19 juin 2012 ci la signé décret d'approbation yi jox ko Franck Timis ak rakam ñëpp xam nañu Petro-Tim Alioune Sall moo ko moom bu Sénégal moom moo ko moom c'est-à-dire loolu laa bëgg Sénégalais yi comprendre ko il faut Sénégalais yi xam loolu xam ne Alioune Sall loolu ay deal la diggante Macky Sall ak Franck Timis wax naa la Babacar ba tàyyi ne la gis nañ fi ay photos yoo xam ne bien avant Macky Sall di nekk président Macky Sall ak Timis. Franck Timis ay photos yu ñu nekk ñoom ñaar lii deal la Alioune Sall peut-être moo kese la si ñun li ñu soxla xam lan mooy opinion internationale dimbali ñu quoi parce que nee naa la lii dafa dépassé Alioune Sall dépassé procureur. xaw ma nu mu tudd waa ji sant Gueye sant bu métti na ma trop li mu sant Gueye noonu. ak loolu dafa leen dépassé. ñun opinion internationale Bassirou Gueye ñun opinion internationale dañuy xaar ñu dimbali ñu ci cas bii nii parce que xam ne ñoom ñoo ñu ci mën a dimbali ndax affaire bi dafa kan mooy patron Bassirou Gueye patron Bassirou Gueye ministre de la justice. Macky Sall la. askan ñëpp yow nañu léegi askan wi ñoo war a jug rek ñun Sénégal yàlla may nañu ñuy def ci manifestation yi pacifique. di mobiliser wu Sénégalais yi di génn chaque vendredi nañ gën a communiquer ñu gën a génn opinion internationale nga xam ne Sénégalais yi lii lañ bëgg ku leen ko régler buñ ci saxee rek léegi yàlla régler problème bi man maa la ko tubaab bi dugg ci. ok Karim au moment ngeen di xeex ci affaire pétrole bi gars yi ñu ngi indi débat góor jigéen. à travers Wally Seck t-shirt bu mu sol. gars yi ne benn link la c'est-à-dire que Wally Seck benn link la pour que góor jigéen ñi mën a accéder ci société sénégalaise. tey est-ce que coow loolu dégg nga ko. waaw loolu dégg naa Babacar yow xam nga ñun suñu combat ci góor jigéen loolu yow ump la yow yàgg nañu ànd ci terrain bi. yow xam nga. yàgg na quoi lu tey depuis 2014. ñun ñu ngi xeex affaire homosexualité. yooyu xamuñ ci dara mais c'est-à-dire problème bi mooy le cas Wally Seck. man dama koy expliquer chaque fois wax naa ko ba tey. Wally Seck fi mu commencé ak Sénégalais yi. Wally Seck dafa njëkk sol ay bariline dalu jigéen. gars yi di ko seetaan ñuy wax ñii di wax di bàyyi. Wally Seck sol 3/4 yu jigéen yooyu di yem fii nii. ci tibb yaa xaw ñuy wax papam ne bàyyi leen ko xale la star la dañ ko iñaane. Wally Seck sol bu di jigéen. bu transparente nii yëre jigéen carrément ñuy wax Wally Seck papam di wax loolu Wally Seck jekk ci xëy gàddu sax bi mu gàddoo sax ci lañ dal ci kawam 2014 ñun ñëpp dal ci kawam. loolu moo fi doon coow loolu ba waa Jeune Afrique doon caricature yi nii di expliquer Serigne Touba bi di wax ay affaire xaw ma ndax yéen a ngi koy fàttaliku coow loolu noonu da ngeen ko fàtte loolu bu kenn fàtte au fait bi ñu dalee si kawam nag après ci la xaw a def recul mais Wally Seck li muy def xam na ko parce que dernier dimanche mois de juin mooy Gay Pride gay mooy góor jigéen boo demee Angleterre foofu dañ fay féete bisu góor jigéen yi dañ koy màggal mooy dernier dimanche mois de juin moom bu mu jugee Angleterre yàggul Wally Seck moom xam na li muy def bu baax li muy def xam na ko de parce que moom xam na day wan gars yi ne leen maa ngi samp drapeau góor jigéen bi mais ñu ngi may xeex quand même
ONG ñi ngi jug kii sénégalais organisation sénégalais musulmane ñi ngi jug mais man maa ngi ñafe di samp ci loolu la nekk de dafa dem di ñëw pour way ci concert bu match bu Sénégal gagné place de l'Obélisque Sénégal gagné solo maillot Sénégal nga sol maillot bu am drapeau LGBT ñëpp xam nañ mooy lan mooy lesbienne transsexuelle bisexuelle mooy loolu tey boo demee Angleterre foofu mooy base góor jigéen ñi gën a kawe mais man je me suis dit que ni Sénégalais bu ñu bëggee topp affaire Wally Seck dañuy perdre son temps li ëpp solo mooy affaire pétrole bi xam nga lu am solo ci fa ñuy signé kayit yi institution sénégalaise constitution yi assemblée nationale droit yeeg loi yi la ñuy xaar ñoom lan la ñuy def ci góor jigéen ñu fexe jàppale ñi nga xam ñi ngi xeex góor jigéen ñu dugg bi assemblée nationale dem mën a baare de criminaliser homosexualité ba nga xamante ni kenn dootul am sañ-sañu sol yéen waxuma la ay ñu fekk la góor ak góor nga tëdd ko acte contre nature mais góor buy jigéen wala jigéen buy góorgóorlu comme ni ko diina tere yoon dal sa kaw rëq sa ndig loolu moo am solo. Karim li nga xaw a jaxasoo ci wax ji tuuti mooy bi coow li jógee. waa Jabal plus précisément Mame Makhtar Gueye. Mame Makhtar Gueye waaw. génn di nekk avocat Wally Seck. non dégg naa ko. déjà presque li ñu titré Wally Seck trouve son avocat à Jabal. tey est-ce que loolu doy na tey bu ñu nee ba sàcc bu ko ñi jël ma ci wax ni exemple la bu ñu nee ma ñu diw dafa sàcc mu daw dugg police kooku est-ce que léegi jaxasoo amul. c'est-à-dire fi nga war a daw génn nga daw dafa dugg. ndax xam nga moom laa expliqué xam nga gis na Sénégal ñu baal ma nag quoi nañ ma baal àq quoi man matuma mag ñi may àndal ñun kenn matul ñun ñëpp dañuy xeex rek pour Sénégal mais Sénégal naa féq moo ko yàq na ma yàlla baal na ngeen jégal ma quoi si wax ci mais gis nga Jamra bi ñu fi attaqué DS Major même chose la def dem faral waaw dafa dem après di ko tagg naan DS Major kii di ko tagg daal lu tax loolu waaw parce que Mame Makhtar Gueye moom moo pareegul paa boobu il faut ñu wax ko tamit quoi bi mooy énième fois muy def lu mel noonu te bu ñu ko waxul man dama doon du wax ak moom si média yi boole naa ko paa yi ñu àndal ba taay pour ñu wax ak moom mais paa yi duñ ko wax parce que dañu am kersaam mais ma wax ko fii pour mu leer quoi moom mu naan ay woo na jabaru Wally Seck ne ko na ko Wally tàngaay bi rek maa ko jox t-shirt bi sax mu sol ko tay ko affaire yooyu quoi te loolu c'est pas vrai te moom Mame Makhtar Gueye moo la ko gën a xam mais non même su fekkee woo na ko sax même su fekkee woo na ko laa wax moom moo gën a xam ni góor jigéen bi Wally Seck di prôné programme la du affaire benn concert taf loolu programme Wally Seck la ak ONG yi mu lëkkaloo moom moo la ko gën a xam mais loolu muy def lan la si jublu loolu ma la wax ni parewul pour xeex moom li ma koy digal mooy xam lan balaa muy xeex quoi que ce soit ñuulal boobu muy def boppam ñuulal boobu noonu dafa xaraam na bàyyi bi jaaral mu feeñ comme diina lay xeexal day ñuulal bopp yëpp da koy ñu gisoo ko xanaa waaw daanaka ba mu Senghor la doon àndal day ñuulal bopp yëpp da koy ñuulal loolu rek déjà dafa xaraam benn bu loolu maa ko wax moom ba pare di ko wax ni ko duñ ko attaqué dañ ko attaqué waat su bàyyiwul di défendre di nekk avocat yi yéen a bokk même combat non c'est non man fekk naa si ay jàkk ay yoon ngeen toog di waxtaan lu jëm ci réew mi loolu yàgg nañ ko jooy ci moom à chaque fois yàgg nañ ko jooy day njuy gars yi buy dem ci média bi gars yi dañ ko jël dama koy wax fii mu leer Wally Seck ci boppam moo la gën a xam ni programme am la yor Mame Makhtar Gueye xam na ko te bëri na Mame Makhtar Gueye lu muy def yu mel noonu su waa ji dafa bëri lu muy def loolu te daf il faut mu arrêté quoi na arrêté mu respecté nit yi mu xam ne diine da nga koy xeexal wala nga bàyyi ñoom bu fekkoon respecté nañ liggéey bi normal ONG Jamra bu ñu defoon leen war dëggantaan kon ñun duñ ñëw di sonnee nii ndax la Latif Gueye ñëm si yàlla na ko yàlla xare àjjana la mu tàmbale woon na ma ko doon defee rigueur ñoom bu ñu ko toppoon ba léegi nii kon pare nañ bu yàgg ñun duñu agsi fii kon kenn waxatu ko est-ce que dégg baax baax ñoom nag dañoo ñëw bëgg ngarale nekk fi te nekkuñ fi fu nañu bëgg faa ne bëgguñ kenn mer booy xeexal aqulaa dañ koy xeexal dëggu yàlla dañ koy xeexal te yàlla tax booy xeex nga xeex boo xeexul nga bàyyi yàlla bëggul kuy dem demi mesure joxe làmmiñ joxe bopp rocc làmmiñ te Mame Makhtar Gueye ci loolu la dëkk il faut ñoom ñu arrêté affaire bi du ay nekk ci média bi di wax journaux yi di la bind ngay li am solo mooy nga xeex wéet gore wéttuli ko gore nga def ko te yàlla tax ñaata at ñoom ñu ngi xeex bi la def Gueye génnee àdduna ba léegi yàlla ko yàlla yërëm ci la Jamra di commencé rétrécir amul benn combat bu ñu engagé carrément amul lan ban combat lañ fi gagné dara waralu ko dudul ànd ak nit ñi nekk kii tey nga dem ànd ak état suba nga wax lii gannaaw suba nga lijjanti lee gannaaw suba nga kenn xamul lu ñuy xeex lan la dañu war a toog bàyyi nit ñi gëm xeex bi ñu xeex bi ñi ko gëm ñu mel ne ay ñoom Adama Mboup ñoom Babacar Cheikh Oumar Diagne ñooñu noonu ay collectif non à l'homosexualité non à la franc-maçonnerie ñooñu mu ne fekk si noonu na nekk si ginnaaw te noppi quoi parce que ñun mënuñu taxaw Wally Seck depuis 5 ans mu def yi fu jigéen ñu attaqué ko ci lii mu def nii ba pare mu wëlbatiku di nekk avocat Wally Seck loolu moom contre na dire ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon di ànd ak moom donc nag xam li ñu ko wax moom li ma wax moom mooy su bàyyiwul dañ ko attaqué guñ ko nag mais na bàyyi gis nañ rôle gis nañ li muy def affiche ka mooy joué ando yi muy def xeexalul Sénégal xeexalul diine bi waaw loolu moom man maa ko wax man Abdou Karim Gueye. Thione Seck moom weddi na li ñu tuumaal Wally mais ni mu ko weddee nee na képp ku ne Wally boo jigéen la nga indi sa doom wala sa doom bu jigéen wala sa rakk bu jigéen
nga jox ko waaye mu yóbbu ko Saly waa Saly nag ñaaw nañu tax mu taamu ci Saly quoi Saly dëkk bu bon local fu ñu xam ne ñaata lañ koy defee. mais xam nga Thione Seck li mu lay expliqué ci Thione Seck xam nga Thione Seck Thione Seck warul bett Sénégalais yi quoi si li muy def Thione Seck bu bon yow sa âge di nga xam. Thione Seck moo doon def ay soirée Kilimanjaro. fàtte nga ko. di dajale góor jigéen ay góor jigéen ñoo fa doon daje loolu yéen fàttewu leen ko. ba ñu di ko coow. góor jigéen di ko baatare. non loolu Thione Seck loolu yàggul man bi ma lay wax mooy Thione Seck bi mu nekk ci digg ndëndam góor jigéen ñi la doon woyal loolu bu leen ko fàtte. Kilimanjaro góor jigéen di fa fees dell loolu nit ñi dañ koy fàtte rek boo romee buntu kili gis góor jigéen di fees loolu dafa yàgg ci Thione Seck Thione Seck moo yàgg ak góor jigéen xam nga ne këram góor jigéen na fa jóge kenn du jikkaan déq gerte Thione Seck lii rek la mën def defaan góor jigéen loolu rek moo nekk ci moom. mais Karim ñoom est-ce que problème amul tey bu ñu demee gis nañu Thione Seck góor jigéen renommé góor jigéen di ko baatare muy jël. di ko jox xaalis Pape Diouf góor jigéen di ko baatare muy jël. Wally Seck même chose. donc est-ce que tey nekkul ñooy importer affaire yi pour muy ñëw. mais ñoom la kan la keneen ñi leen war a wax c'est comme laa xam ne Sénégal dañu war a wax dara ñuy wër ci waxtit wa maanaam dañu war a rey jaan bi ñu topp ci waxtit bi dóor bàyyi ba jaan bi dem ñu topp ci waxtit bi dóor gis nga fekk bàyyi ñu li ñu war a wax ñu wax ko fi ñu ko war a waxee ak ni ñu ko war a waxee ak moment bi ñu ko war a wax bu ñu ko bàyyi loolu bu ñu ko deful il faut ñuy def moom suñ ko dul def du ñu régler dara parce que nit ñi ñoo parewul dañuy xeex te pareeguñu yaa ngi wax yaa ngi xalaat Babacar mere ma maa ngi xalaat diw te mu mere ma Macky Sall te man sama dig ma moom yàqu loolu mooy problème Sénégal yi mais xam nga ni mbalax bi ñoo fi nekk di dooleel góor jigéen ñi soirée mbalax maa ni góor jigéen ñi kese seen fecc seen ñëpp day wàññi góor te góor buy góorgóorlu buy jigéen la jigéen buy góorgóorlu góor jigéen la dafa xaram di faa xam te loolu ñoom xam nañ ko comprendre baax la ñuy sigi donc kon Thione Seck bu góor jigéen jugee këram mënul nekk problème si ñun mais du nekk tamit problème si moom bu ñu defaan góor jigéen ñi mënul nekk problème si moom et puis ay Wally Seck bu ñi ko jiñ góor jigéen nañ ko jël ñu ñëw ñu joxe seen rakk ni kii ka xamul góor jigéen ñi ñoo gën a nekk góor góor jigéen day am jabar ami doom moom xam na ko sax affaire du ay question ngeen baal ma ci ay question sexe wala yooyu de góor jigéen ak mbon la rek bu fekkoon moom tukki na xam na àdduna bi ay góor lay jigéen lay gis yoo xam dañuy nekk comme góor opéré ba pare yor sexe góor yi def yi doy waar ay góor jigéen lañ loolu moom xam na ko day kon ñun li ñuy xeex intérêt Sénégal yëpp la te diine moo ñu ko njëkk a dooleel la. maintenant. non c'est-à-dire kilifa diine yi lan la rek mooy informer leen ak taw bañ a xaar kenn moom bañ a intermédiaire ci ñëw est-ce que yaa ma dégg baax a baax loolu kese la. d'accord loolu parce que kilifa diine mënul taxaw di ci leen di wax yenn wax yi wala mu naan jóg leen wala lii loolu day taal réew. léegi ñoom li ñu mën def mooy bu ñu leen informé ñoom ñu jël am lu ñu expliqué lu xaw a junj taalibe yi mais man damaa jàpp ni ma mel nii man sëriñ si ñoo ma ko roof pour man sëriñ si ñoo ma ko roof parce que damay jàng ci xasida Sëriñ Tuubaa ma gis ci waxu Baye Niass ci xasida Baye Niass Alaaji Maalik loolu moo may def man ma am engagement bi ak sañ-sañ bii nii ñoom noonu lañ lay defaree kon ñun ñoo leen doon léegi li des mooy ñun ñu sàmm ndono yi ba pare naafiq yi ñu jiital ci kanam ñu dégome leen ñu gome leen dindi leen ba ñu set daf leen ci ginnaaw samp affaire yi dëgg taxaw ñu mën a xeexal Sénégal c'est très important loolu. Maître Fall nar na jox benn citation directe boo xam ne Wally Seck moo ko sant Maître Fall mooy avocat Wally Seck kii nga xam ne moo di Imam Kanté. mooy na firndeel Wally Seck góor jigéen la. Imam Kanté nag moom nee na waxul loolu. Imam Kanté lu mu waxoon moom. waaw moom daal nee na daal neewul Wally Seck góor jigéen la ñëpp jàpp ne Imam Kanté li mu waxoon da cee xaw a dellu ci ginnaaw ndax moo ko dal bi ndax yéen ñi nga xam ne yéen ngi xeex wàllum góor jigéen pare ngeen ko jàpp Imam Kanté ci non en tout cas man déjà man Imam Kanté garaawu imam mu koy dindi man Kanté laay wax léegi. ah du imam. non père Kanté laay wax rek du ma la nëbb man de imam moom doyuma man mën naa am imam la de mais man Abdou Karim Gueye imam Kanté imamam doyuma benn ñaar mooy li mu dellootoo ginnaaw noonu fan la koy teg xanaa waxalatul diine ndax ñëpp gis nañ lu ne fànn Wally Seck gàddu sax Wally Seck greffage rek la tegul Sénégal greffage te imam Kanté xaw ma Kanté sax du ma ne imam moom intellectuel la quoi xam na li nekk ci LGBT xam na drapeau homosexuel yi xam na gay pride xam na ñoom dañuy gëstu xam nañ kon su demee ba génn def révélation di wax rek ba pare xam na li diine wax si góor jigéen lan mooy góor jigéen ci diine ak lan la ko diine bañe góor buy jigéen loolu dafa am fu ñu lay classé jigéen buy góorgóorlu ñoom ñëpp ay góor jigéen lañ kon imam Kanté lan lay dellu ginnaaw père Kanté sax laa wax lan lay dellu ginnaaw donc c'est ça moom laa loo expliqué sànq ci Jamra rek ci kii Samba Jamra Mama Samba Gueye xaw ma moom laa loo expliqué sànq Matar Gueye Jamra c'est-à-dire loolu laa loo expliqué sànq c'est-à-dire dañoo pareegul ba pare dañuy xeexal diine bëgg ci gagné lu nekk bëgg ci am lu nekk bëgg ñëpp bëgg leen wax yi boo koy wax dëgg boo koy wax ñii dañuy kontaan ñii mere la ñii bañ la mais yow xamal ni ci dëggu yàlla bi nga nekk nga xam ne bu ñu la yee sa bàmmeel sax nga mën a répéter li nga waxoon ndax da ngay jéem a sàmm drapeau de islam bi flambeau Sidina Mohamed sallallahu alayhi wasallam nga défendre ko ci fulla quoi xam ne li nekk fii li nekk au delà moo ko ëpp doole foofu te yàlla loolu la ñu dig nit ñi xeexal dëgg
amul ragal quoi amul calcul bu bëri li ko yàlla waxee xeexee ko noonu nga avancé mais Kanté gis man Kanté day fond rek xam naa ne yàlla dina ko weer ba ma ko gisee jam ñaani ci wote Macky Sall bi laa la wax sama benn grand laa dem fekk ko marché du port muy aalu sama kaw naa man noo waroo wax loolu Kanté waroo kii waaw Kanté sama xarit la ku baax la man waxuma dafa bonde mais dafa rejoindre état bi mu weddi ko mais xam naa su gisee Kanté jam ñaani dina ma bàyyi dina xam ni Karim waxoon na ko képp ku ci actuellement guddiñ toll képp koo xam ni état yaa ngi koy liggéeyal di wan ginnaaw askan bi rek yàlla dina la weer te moo leen dal ñoom ñëpp Karim ajuuma ji xam naa teeru na yow heure bii nga ngay teeru dem ajuuma waaw mais dara ñaan rek Sénégal yàlla def fi jàmm Sénégal yàlla def fi jàmm xam nga loolu la rek ñaan Sénégal def fi jàmm yàlla def fi jàmm ba pare dimbalu ñu ci combat yi parce que Sénégal ngeen baal ma de maa ngi jégalu de Sénégal dafa bëri ay nit ay fóoti ay nit yoo xam ne dañuy affiché ka booy joué indo te loolu dafa bëri ci imam yi sëriñ si c'est-à-dire Sénégal moo jaxasoo xoolal imam Ndaw Iran Ndaw maa ngi ko gis benn photo mu ngi raayal Wally Seck toog ak moom c'est-à-dire yooyu Sénégal moo bëri genre nit yooyu te loolu dañ ci war a jug quoi Selbé Ndom ma dégg ko mu naan Iran Ndaw lay woo parce que alxuraan moo feeñ ci poojam quoi pour Iran Ndaw xoolal ko ndax alxuraan xalaatu ci kenn pour Iran Ndaw lu tax mu def loolu. ah daa yaakaar Iran la gën a wóolu rek. kon Iran moo mën a xool pooju Selbé jigéen war a rek mu ñëw di xool poojam mais Babacar fan lañ jëm fan la Sénégal jëm Selbé Ndom mu ne alxuraan yàlla moo génn ci tànkam quoi poojam léegi Iran Ndaw lay woo pour mu xoolal ko poojam moom subhanallah c'est-à-dire loolu am c'est kan mooy mais Babacar kan mooy liggéey di Sénégal nii mu mel nii kon ñun ñii lañ koy jàppoon nii toog nii leen di seetaan Sénégal kenn du jël benn engagement te yàlla rek tax te def ko fi sabilillah te yàlla rek tax mais c'est dangereux imam yi di topp état di sàcc àllu réew mi imam yi di leen topp góor jigéen ñi nekk ci télé bi ñu am ñu leen di jàppale di leen renforcer ay mag yu toll ni Thione Seck di defaan ay góor jigéen ay imam di daw di génn nga gis ay nit yu defaan nit ku pervertir xale yëpp bëgg nekk góor jigéen di sol yëre jigéen nga gis ay télé yoo xam ne ay film yu ñàkk fa ne lañ daw suba ba ngoon jot nga gis ay organe de presse yoo xamante ni seen loolu nekkul ci problème mu askan wi ay homme politique di sàcc àllu réew mi ba rek ay nit ñëw di leen yuuxu di leen faral ay nit yu def daanaka prostitué la ñuy def dañuy prostitué ñu leen di tàccu sàcc àllu réew mi ba noppi ñu lay tàccu nan dañ lay jàppale non mais fan la Sénégal jëm Babacar wax ma fan la Sénégal jëm fan ci dëkku Serigne Touba dëkku Alaaji Malick dëkku Baye Niass xoolal kaaw pétrole bii buñ ci jugulee tey ñu jàpp nit ñi di leen bërëf di leen nax médias yi di leen nax ngay gis ay affaires yoo xam amul kenn ku ci jug koo xam da ngay engagé wu ne yow yàlla rek tax moo tax ngay def calcul rek lan laa ci am suba nan laa ci génnee ku ci xeex dëgg ñu ut ñu nga taxale nga gis ñuy góor sa tànk ku ne di jéem a ut non mais c'est grave Sénégal dafa grave de Babacar imagine le Sénégal dans 50 ans nan lay mel boo ko ñaan non da nga bëri problème da ngay tooñ da ngay attaqué man saagawuma kenn mais damaa moom a naqari su ma wax ñoomal Sénégal yoo ngay waxee xol mais lii ku mu naqariwul doo nit lii ku mu mettiwul doo nit lii ku mu tàngul soxol doo nit ay 6000 milliards benn nit bëgg ko jël moom kese nga gis ay jigéen yu wësin xoolal billaay ay nit am prostate di ci dee ay insuffisance rénale ci hôpital yi ay nit di am cancer di am problème non mais c'est Babacar loolu lan la ko nit mën a seetaan nga gis benn nit bu toog tëdd ci ay milliards di nelaw bay nelaw ba yandoo ñu koy xalamal buntu këram mu ne li may xaalis mais ana dignité ana ngor ana li fi Serigne Touba bàyyi woon ana li fi Baye Niass bàyyi woon Babacar man dama moo métti ci Sénégal moo tax su may wax rek su ma xalaatee rek dama jékki-jékki sama xol day tàng mais dañ koy delluwaat ci yàlla rek xam ni nañ gën a dëgëral suñuy tànk rek gën a nekk ci combat bi rek di ñaan yàlla bañ a def rek ak wax lu ñuy xel Babacar. ñu lay jaajëf jërëjëf Babacar merci beaucoup. wa salaatu wa salaam rasul